bon nag ma jéem a rek tënk revenir si li ñu fi wax mais tënk pour population Yoff yëpp xam nañ ne ndaje tey bi ndaje Yoff lépp la mën naa wax sax ne ñi ngan ko Yoff yëpp ñi ngi ci salle bi mais dafa baax ndaje bu mel nii nga wasaare ko ba mu yegg ci kër yi moo tax may wax ak presse bi di jéem a résumé pour que ngeen mën ñu ko yóbbul ci kër yi xam nañ ne ñi ñëw ñëpp dafa am ñu ñu représenté xam nañ ne compte rendu yi danañ dem ci structure yi mais communication bu bees bi am ci suñu dëkk deme na noo xamante ne ñu war ko mën a utiliser pour wax ak Yoff waa bu nekk moo tax may revenir rek tënk pour yéen population Yoff ngeen xam dëkk bi naka lañ ko yore lan moo ci suñu mbébét ak lan moo ci suñu pas-pas bu ma laa ñëw ci li waral waxtaan bi ma bëgg rekk fàttali ñaari fàttali laay fàttali ba pare ñëw ci ñaari ponk yu waral waxtaan bi fàttali yooyu nag bu ma ko laa def damay nuyu suñuy kilifa yi teew tey bokk ak ñun jotaay bu tedd bi maa ngi fii depuis le 20 décembre 1963 fàttaliku ma man fu mu mës a toogee lépp luy structure muy coutume muy association muy leneen ak leneen ñu woo leen pour leeral loolu nag bu ma ko defee rek c'est parce que mbir mi soxal na ma lool bon nag maa ngi nuyu samay kilifa commencé par ndomb tànk yi chef de village maa ngi lay nuyu fere yi nuyu jàmbur yi nuyu magu Yoff nuyu association yu APEX yi nuyu ñëpp kulim juum 2014 bi mën na mee ne dama bëgg a yor dëkk bi di Yoff dama xam ne Yoff du commune comme n'importe quelle commune bu particulier la particularité am mooy que ne Yoff moo jur dëkk yi nekk ci Dakar yépp beneen particularité mooy institution républicaine moderne daf fi fekk une institution coutumière bu fi nekk ma gëm ne bu ma laa yor Yoff il faut que ma jubboog coutume bu ma laa yor Yoff il faut ma jubboog aadam bu ma laa yor Yoff il faut que ma déglu mag ñi moo tax en son temps bu fekkente ne ñi xamante ne tey ay jàmbur lañ te ne woon ay frais temps yooyu fàttaliku nañ ko xam naa ne jaraaf seeni mi ngi fa woon ak ñu bëri ñu nekk salle bi dama ñëwoon ñu defal ma une feuille de route ne ma pour que ñu jàppale la sa candidature condition yii lañ la tegal pour boo faloo nga mën ci jàppale dëkk bi du ma revenir ci conditions yi maa ngi fàttaliku tableau bi Dabakh Thiaw bu nekkee ci salle yi yaakaar naa ne moom moo yoroon tableau bi ñu doon présenté jour boobu bon nag loolu yàgg na loolu ma tegu ci bon nag coutume boobu maa ngi leen di remercier parce que jàppale woon ngeen ma defoon serment que ne bu ma jëlee commune bi danaa topp ci li xamante ne yéen moom ngeen bëggal dëkk bi même bu fekkente ne état moo ma confier une compétence 9 compétences transférées ma war ci taxaw loolu fàttali la beneen fàttali bi mooy que ne commune bu Yoff 96 la nekk commune d'arrondissement monsieur le maire Issa Ndiaye nekk le premier maire de la commune d'arrondissement de Yoff ma koy nuyu di ko remercier parce que jàngal nañu lu bëri parce que man j'étais dans son conseil municipal en tant que conseiller président de la commission économique chargé de l'emploi ma ne woon le plus jeune conseiller du premier conseil municipal de Yoff ma gis ci moom loo xamante ne jàng naa ko di ko appliquer tey mooy dëggu mooy looy def rek na nga ko wéer ci këyit loolu au moins jàng naa ko ci moom commune bi di dox ba nekk commune de plein exercice république lal ko mais république nag daf nañu bu leen yem rek sur les limites traditionnelles
de la commune du kër Youssou Diène ba kër Limamoulaye rek mais c'est une commune boo xamante ne kër Maodo si fële si way ga fële kii bi nekk pont bi VDN de l'océan jusqu'au cimetière Saint-Lazare c'est la commune la plus vaste bi nekk ci Dakar bon nag li ñu jaraaf di fàttali toujours dama koy wax te parce que gëm naa ko mooy que ne dëkk bi demee na noo xamante ne am na sookul bu ko lal mooy Yoff mais dëkku ñëpp la parce que loolu moom la jamono léegi laaj élément boobu tam élément bu am solo la bu may fàttali parce que bu ñu ko fàttaliwu rek ñi ñu bëgg a tuumaal ethnicisme wala ethnocentrisme mën nañu ñu yey alors que loolu suñu propos Yoff n'a jamais été une commune fermée sur donc elle-même ñaari fàttali yooyu bu amee nag ma ñëw ci ñaari points yi xamante ne points yu am solo la pour rek yëgal waa Yoff situation bi naka la demee parce que coow li dafa bëri dama décidé woon ne jarul sama ci wax mais am na mbir moo xamante ne bu fa mbir tolloo boo waxul rek da ngay dugg ci lu ñuy wax une complicité passive mooy day ne mbir yi da nga noppi rek gis affaire bi di jaxasoo bu boobaa mën na lëndëmal xel moo tax ma ñëw tey woote réunion d'information ñëpp teewe ñaari ponk yi mooy ban mooy premièrement coow li bëri ci mbiru aéroport Léopold Sédar Senghor ma yëgal ne commune Yoff maire Yoff moomul aéroport bi te joxuñ ko ci dara loo xamante ne daf koy séddale loolu yaakaar naa ne il faut mu leer bi ñu jotee arrêté bi ñu ne ñu ngi am benn lotissement administratif foofu ñu bind ci lotissement bi jox nañ ko commune Yoff envoyé nañu ay lettres yu bëri yoo xamante ne wane naa ko fi pour ne leen leeral leen mbir yi ba ñu leeral yépp ba ne commune Yoff lotissement administratif boobu moomuñ ko lotissement administratif état bi la ci biir commune Yoff mais commune Yoff li mu ci am mooy 10 ouvrages yi mën nañ leen ko limal lire naa ko sànq ci lettre bi maison de la femme bokk na ci maison des jeunes bokk na ci extension commune bi bokk na ci daara moderne bokk na ci échange frigo bokk na ci maternité Yoff bokk na ci école maternelle bokk na ci collège d'enseignement moyen bokk na ci dinañu loolu ngeen ci am bi coow li continuer ma bindaat ñi def lii ne leen arrêté bi ngeen njëkk a def ba dugal ci commune Yoff moo jaxase bopp nit ñi te man nag dañ ma fal te samay biiru mbokk laa nekk il faut ngeen leeralaat mbir yi ñu bindaat ma leeral ko arrêté bi ñu dindi ci jox nañ commune Yoff bind ci léegi lu état bi moom la ñu koy def ci biir commune Yoff yam ma foofu ma dem vérifier li ñuy wax ci libre foncier wu réew mi parce que réew dafa am libre foncier boo xamante ne képp ku am suuf foofu la ñu bind sa tur may fàttali que ne ci droit yi gën a protégé ci àddina le droit foncier moom la ñu gën a protégé boo xasee ba am titre foncier état sa booy nangu ci yow dafay jaar ay procédures yu leer bi ma demee vérifier état des droits réels ñuy dugg suuf xam nañ ko ñu bind ne suuf yooyu yëpp état du Sénégal moo ko moom comme que état du Sénégal moo ko moom di fa def ay projet def nañ fa parc CDC mi nga fa ñu def un lotissement administratif aéroport bi tëjagul peut-être ñu ngi koy liggéey ma ne ñooñu doon laaj di wax ne ñoom dañu taxawal Yoff ma nangu recevoir leen au début dañ ñëwoon bëgguma leen recevoir mais bi ñu demee ba ma dégg wax jooju ci biir benn panel ñu koy weerante bëgg naa leen recevoir bëgguma leen recevoir ma ne mais yow ko yaa pas problème bu ma recevoir waa Ngor ba wax ak ñoom recevoir ñeneen mais gisuma lu tax du ma recevoir waa Yoff ma recevoir leen ci ay conditions yu leer ñu toog sama salle de réunion ñu waxtaan bu xóot mais dëgg alalu yàlla la dëgg alalu yàlla la foo teew rek ak nu mu mënta demee rek waxal loo xamante ne buñ la yeewoon fajar sax ne la dellu si nga dellu si ma ne leen li ngeen di laaj mën naa ci ànd ak yéen ci benn condition dama ci ànd ak yéen bu fekkente ne da ngeen di ñaan parce que état bi ngeen séqal moom li mu yor
bu fekkee da koy jox ay sénégalais nag te ñun ñu sës si mën nañu dem nag ñaan ne leen ah ñun kat comme ça ñoo si sës bu fekkente ne dañ koy joxe ñu ngi nii ñun ngeen war a ko jox bu fekkente ne approche boobu la ñu jël man mën naa ànd ak yéen parce que loolu mooy approche bi yoon mais bu fekkee ne xeex la par force dem xëccoo loo xamante ne ki ngay xëccool moo ko moom man en tant que Abdoulaye Diouf Sarr parewu ma loolu laa leen njëkk a wax beneen bi ma ne leen ñi may àndal sax si loolu pour ñu def ko du doon sax yéen mais ñi yor baatu Yoff laay àndal parce que man du ma jox rek ñetti nit ñu nekk ñëw taxaw ne ñooy Yoff rek ma ànd ak ñoom tey jii zone 6 association la association des bàjjanu gox mën na am beneen association mais ñooñu bu ñu jógee ne mën nañ dem toppatoo mbiru Yoff dama leen déedéet yoru leen baatu Yoff pour ñëw may toppatoo ak yéen mbiru Yoff bon structure bi taxaw gisuma ban légitimité la am ba man ma war a ànd ak ñoom di toppatoo mbiru Yoff bés bu loolu jotee waaye Yoff laay àndal toppatoo donc suñu waxtaan foofu la yem kontaan nañ si am kontaan nañ si mais man wax naa li xamante ne moom laa gëm bés boobu bi mbir yi continuer nag ba indi coow li nag li ko waral mooy deuxième point bi ma bëgg a aborder parce que li ma xalaat si dossier boobu mooy loolu mooy oui Yoff war na mën a yëngatu ba bés bu ñuy séddale bu fekkee nañ ne dañuy décider tas aéroport bi di ko séddale Yoff ne ñun kat ñoo sës si booru aéroport bi war nañ see mën a am te loolu je suis d'accord bëgg naa si ànd ak waa Yoff ñu dox ko mais dox ko si njekk dox ko si teranga parce que ki moom la ñuy seeti ne ko baax bés booy séddale nag ñun ñoo taxaw deuxième point bi mooy point bu am solo mooy suñu dëkk dafa xat mu Yoff Ngor dafa xat Wakaam dafa xat ma dégg ñu ne am na ñuy dem bay dëkk si ay terrasse suñu xale yi am nay waa Yoff yu dem di wuti kër Sangalkam am na ñoo xam Bambilor la ñuy dem et cetera parce que foofu la dëkk bi jëm ma ne comme que débat boobu dégg naa ko parce que panelu Yoff dem ak tey ba ñu ñëwee seet si ma élément boobu wax nañ ko fa ba ma dégg ko ba ma ne leen mais loolu daa si jéem a dox bi ma taxawee nag waxtaan ak ki xamante ne moom la yàlla dox réew mi ma koy remercier parce que 2009 fin 2008 ba léegi nii ñu ngi ànd ak moom sur l'ensemble des combats musuma dégg ma wax caaxaan bu ma ko avancé une idée mu rafetlu ko ne ma ok liggéey si ak ki xamante ne moom moo yor suuf si intérêt Yoff idée boobu mooy lan mooy ma ne que président kat suñuy dëkk xat nañ te actuellement ñu ngi def ay pôle urbain de Daga-Kholba pôle urbain de Diamniadio pôle urbain de Lac Rose bientôt et cetera mais li gënoon mooy ñun ñi dëkk si saw jant te ñu ngi xat te mënuñu avancer océan bi de l'autre côté boo amee possibilité fii te foofu la dëkk bi jëm nga jàppale ñu si mu rafetlu ko boole maag ki xamante ne moo yor mbir mi ñu toppatoo ko ba mu sotti bi ñu ko toppatoo ma am jeexi jaaxle mais est-ce que xeddoo bi du indi ay problème ma ne mais Cheikh Mansour loolu nu muy demee mu ne ma non loolu lu am solo la mais bàyyi ma sonde effectivement ñi xamante ne ñoom ñoo yor baatu ñetti dëkk yooyu bu ñu ko rafetloo rek nga continuer loolu moo waral ñu daje maag sama xarit Ablaye Sow si biir këram pour waxtaanee loolu ñu yaakaar ne loolu dara amu si bëgg a joxe une possibilité rek suñuy jeunes pour que ëllëg ñu am fu ñu dëkk mais loolu indi fi coow loo xamante ne coow lu kenn xamul fu mu jóge moo tax ma ne nag il est important ñu leeral loolu tey en tant que maire Yoff tant que maa ngi si gouvernement Sénégal waxuma sax ma bañ a nekk si gouvernement mais tant que maa ngi man dara si nguur ak réew mi mooy jóg toppatoo dara ñu déglu ma wala ma jóg fëgg bunt ñu ubbil ma wala ma jóg wax ñu sur la base de ma crédibilité ñu nangul ma tant que loolu mi ngi am boobu waa Yoff soxlee dara ma dox si bu Yoff soxlee dara ma dox si moo tax lii xamante ne ñu ngi siy dox danaa si dox mais danaa si dox avec kuréel yi xamante ne ñoom ñoo yor baat si réew mi ñoo yor baat si Yoff lii xamante ne nag mooy 1000 parcelles yoo xamante ne dëkk bu nekk si ñetti dëkk yooyu mën nga ko am parcelle bu mokk mën a def au moins fukki nit muy 30 000 personnes yu ñu mën a def dans l'avenir si pôle urbain boobu te beneen pôle urbain bu amee itam ma taxaw ne jàppale leen suñu waa dëkk loolu ma bëgg waa Yoff ñu saisir opportunité boobu
si cadre boo xamante nañ ko mettre en place frais yi nekk fi ñeneen nekk si mu nekk benn comité boo xamante ne day suivre ce dossier là man Abdoulaye Diouf Sarr je me mets à la disposition de ce comité man naa am ba sama jot du ma permettre tous les jours ma ñëw si séance de travail mais à chaque fois que de besoin bu ngeen yaakaaree ne war naa mën a trouver une solution à un problème je suis là-dessus li xamante ne nag moo di coow tant que situation bi yeggul woon fii peut-être que ma tënxamlu parce que kilifa des fois day tënxamlu mais tënxamlu bu ëpp itam mën na di problème moo tax ma woote ndaje bu mel nii ñooñu nekk ci communication di wax man naa am ba peut-être dañu am yeneen objectif mais wax dëgg yàlla ruus naa respecté naa trop instance yi fi ñëw fii moo tax du ma yegg foofu parce que képp ku ñu seeti rek bu ñuy génn sa bureau rek nga may woo bi ñu seetee Aliou Ngouille Ndiaye dafa dañ génn rek mu woo ma mais Ablaye sa boy barka démb ba Pape Mawa Diouf lañ seet dañ génn rek mu woo ma Ablaye sa boy am na loo xamante ne Yoff dafa passé foofu parce que ñooñu ñooy seeti ëpp ñu ma dayoo ëpp ñu ma taxawaay si réew mi bon nag ma bëgg ñu ñëwaat si suñu je suis pas descendu du ciel te maire yi jaay ay jën yépp si Yoff temps yooyu yaay maam Sow bu ñu tegewoon seen pañe fii ne ma pañe bi pañeb kan la ma ne la pañeb yaay yooyu caw la wala pañeb yaay gojj wala pañeb yaay farimata wala pañeb waaw parce que dama ko daan yanu di dem kër Baye Omar Bey Seck ñooy glacer foofu loolu dama koy wax rek pour wane ne mais dama dëkk si dëkk bi damay raxasu sama yaay ne ma demal seetal waa Ngaparou ndax ay saak lañ jàppal wala weraw ma ñëw ne ko yaay lii lañ jàpp mu door a wàcc donc bu ma yeggee foofu c'est parce que population Yoff laay waxal parce que télé yi dañu dem ci salle yi je suis un Yoffois jusqu'au bout des ongles bon dëkk am na loo xamante ne mënuma ébranler bon bu ma ñëwee rek wax rek c'est parce que dama xam ne samay ndiyaay lañu soxla effectivement information tey ñi ngi ci nit ñi te mosuñ ma xamee jaaxaan te li may wax lu leer la dama ko dund moo tax il était important que ma ñëw wax ak ñoom dama di yaay ñëw ku nekk fii rek mën naa wax sa histoire ñi ma jàngal politique nii doon loo jëwe yaañ ba muy jëlee maillot Europe 1 yi fële di ko indi waa mbéy ngeen gën a rafetu maillot si Yoff mais loolu am na ñoo xamante ne fàtte nañ ko mais man dama dund loolu yëpp mën naa wax ba ñu xam ne fi laa dëkk man je parle aux populations mooy daa may wax nii bon les populations de Yoff am na wax yoo xamante ne nañu xam ne kii di seen maire défendre intérêt Yoff lay def jusqu'au bout mais dans la légalité tey ñii naan waa Yoff dem leen xeexi dem leen xëccoo ji nañu wane këyit rek genn këyit rek wane ne xëccoo boobu yoon man dama ne nañu ànd ñun ñëpp man ma jiitu ànd ak ñi xamante ne ñoo yor baatu Yoff ñu dem waxtaan yi te bu ñu waxtaanee mën na am solution li ñu jox fële nag nañ ko jël mettre en place un comité technique boobu travailler si ba suñuy doom ku nekk man fa am loo xamante ne parcelle la boo xamante nañ la koy waa Yoff nañ la ko jox si conditions yi ngeen ak critères yi ngeen di fixé loolu laa wax danaa ko wax ma leen di remercier encore une fois xaw ma ndax j'ai été exhaustif mais waxoon naa sànq mais presse bi dañ dugg léegi comme que dama war a wax ak ñi nekk si kër yi may naa jëlaat kaddu pour leeral loolu maa ngi remercier waa Yoff yëpp di leen wax ne 2014 ngeen ma fal 2022 ngi ñëw incha allah danaa duggaat si kër gu nekk demandé waat ngeen falaat ma parce que gëm naa ne liggéey bi des moo ëpp fuuf li ñu defagul te incha allah bu ngeen ma falaatee non seulement danaa defar Yoff mais Ndakaaru gële kenn du nekk meeram ku dul waa Yoff loolu moom laa doon wax asalaamaaleykum. joxe ay information pour que mu leer ci boppu askanu Yoff ndax li nga xamante tey moom lañ fi waxtaanee ñaari ponk la
benn bi muy aéroport Yoff bi nga xamante ne gis ngeen ñenn ñoo xamante ne dañu jóg ne collectif lañ di wax ne que dañuy défendre les intérêts de Yoff di woo waa Yoff si xeex ba am ay déclaration yu fi jóg. beneen ponk bi di si loo xamante ne baax nañu leeral ka askanu Yoff muy pôle urbain yi nga xamante ne ñu ngi koy créer fële si Diamniadio yeneen yi si Lac Rose ak feneen ak feneen. premier ponk bi nag muy xeex bi nga xamante ne am na ñu si woo waa Yoff di leen wax di lëndëmal seen xel baax nañu xamal leen bu baax nit booy xeex da ngay xeex sur un objet boo xamante ne téye nga ko ndax. aéroport bii nga xamante ne moom la ñu wax ne déplacé wu na en réalité aéroport militaire la ba léegi am na nag lu si libéré wu te lépp lenn loo xamante ne libéré wu na si am na ay famille yoo xamante ne actuellement ba fi may waxee Yoff yow yéen am na suñu dëkk Yoff am na suñu dëkk Wakaam am na suñu dëkk Ngor ñoom seen boppa ña ngay dem si ñi ñu war a dem di fexe pour régulariser ko te loolu nag du ñu leen ko bañal et bépp woo Yoffois boo xamante ne tey jii nii gis nga ne foofu am nga fa intérêt am nga fa këyit boo mënee jël këyit googu yóbbu ko si état waxtaan ak état bu la ko mënee jox mu jox la ko parce que état noonu lay doxee gisuñu fenn fu état jëlee libéré benn zone jël ko ne waa zone ba fa dëkk jël leen ngeen séddoo loolu mënul nekk buñ ñu ko doon séddale sax ñun ñëpp kenn du si am donc am na ñenn ñoo xamante ne nag ay famille lañ ñoom ña ngi koy xeex nañ ko war a xeexee mais du woote ay collectif di wax ne waa Yoff jóg leen ñu xeex parce que aéroport bi moo ko moom parce que aéroport bi yu si bëri ay titre d'état la mais titre d'état boo si gisit am na ay famille yoo xamante ne ñu ngi koy prétendre parce que am nañ si ay certificat administratif wala am nañ si ay këyit loolu baax na ñu leeral ko beneen mbir bi mooy ñu wax si li nga xamante ne mooy les pôles urbains yi nga xamante ne président Macky Sall mu koy def muy Diamniadio bu di feneen ak feneen waaye Abdoulaye Diouf Sarr bu amee vraiment pas-pas ba lijjanti lu mel noonu di ko jox muy Ngor di Wakaam muy Yoff jeunes yi ñoo ko war a jëkk a approprié lan moo tax parce que tey jii nii les 1500 fonctionnaires des Nations Unies tey jii ñoom ñëpp tey jii ñu ngi war a dem foofu nga xamante ne mooy pôle urbain boobu donc muy pôle urbain boo xamante bu ngeen gisee projet bi fa état def tey jii ñëpp xam nañ ne dëkk bi fa la jëm donc bépp jeune Yoff képp kenn koo xamante ne bëgg nga dara tey jii war nga mën a dem xool noo si amee mais tey bu ñu amee maire boo xamante ne ñëw na indil ñu lu mel noonu muy 1000 parcelles pour chaque village je pense que ñëpp ñoo ko war a applaudir et non que ñu koy maanaam mel ni ku koy recuser donc moo tax loolu baax na ñu wax leen ne am na ay jamono koo fi doon jël nga ne kaañ dem ñu may la côté Tëb Dama wala ñu may la si biir nga ne non bëgguma parce que jamono boobu suuf kii demul woon noonu mais tey jii infrastructure yi fi nekk moo tax suuf demee ni mu demee bu ëllëgee nag di ngeen gis ne foofu nga xamante ne moom la ñuy bañ te nga xamante ne pôle urbain la ñu ngi koy développé dina am ku fa bëgg pour nga am fa da nga dépenser xaalis bu bari donc moo tax ñuy yóbboo bépp zone Yoff ñu xoolaat bu baax li ñuy wax xalaataat bu baax li ñuy def ànd booloo ensemble dem dans le sens de maanaam si état waxtaan ak moom la nga xamante ne mën nañ kaa am fii ñu jël bu ñu ko mënul am dans la légalité wax dëgg yàlla ñu def loo xamante ne moom la suñu morom yëpp di def moi je pense que loolu baaxoon nañu déclarer que parce que ñun si loolu la ñuy yëngu chaque jour ñu ngi fi amul benn titre foncier bu nekk fii wala benn TNI bu nekk fii wala benn terrain boo xam ne nature juridique xam nañ ko te xamuñu naka la taxawee naka la demee parce que loo fi laal rek am na ku ko moom am na ñu koy réclamer loolu laa bu waxoon ne danaa ko wax ñu leeral ko parce que bu fekkoonte ne nit ñi ni ñu ko waxee noonu la demee ñun ñi nekk si suuf si ñooy jëkk a jóg dal si kaw état mais daanaka lii fi nekk yëpp manipulation la ñu bëri dañuy manipuler parce que manipulation bi weesuwul nga ñëw naan waaye Yoff état daf leen bëgg a jox dàgg xol ba nangu aéroport bi seen loolu manipulation la c'est de la pure manipulation et loolu duñ si ànd même bu ñu contrôle Diouf Sarr wala ku mën a contre Diouf Sarr it je pense que loolu kenn waru si mën a ànd di def une manipulation pareille donc loolu laa ne woon naa ko leeral parce que am na solo ñu leeral ko parce que ñun ñu ngi sur le terrain di nekk toujours di liggéey sur ce plan moo tax ñu ne nañ ko leeral waa Yoff pour mu leer bëri na ñoo xam ne li ñuy wax si wàllu suuf xamuñ si te mbir mi nag pour nga xam ko da ngay dugg ba si biir xam lan moo ci nekk je vous remercie loolu laa amoon lu may déclarer